woon coow ca assemblée. c'est-à-dire xam nga Sénégal nag souvent dinañu jay nit ba mu foog ni moom malaaka bu wàcce la ci kaw. lan la Aminata Touré musa def ci wàllu politique lu dul ni Macky Sall la ko dooleel. Aminata Touré jaar-jaaram bi ñu xam ñun Sénégal ci wàllu politique mooy créer CREI. te waxal ci képp koo xam ni leader nga woon ci président Abdoulaye Wade. li dal tey Karim Wade kan moo ko sos Aminata Touré. ak yeneen ubbi buntu dig ku ni xet gi lay na ñu yóbbu la dig ku ni xet gi lay na ñu yóbbu la section recherche maître Ousmane Ngom ministre de l'intérieur ñu taxal ko ci fu muy ndekki ca Casamance te ay nit yu am ay soxla Omar Sarr bëgg a génn aw yoonu Mauritanie ñu taxañ ko kenn demul kenn dikkul pendant 6 ans et bu nekkee président conseil économique social et environnemental c'est grâce à qui politiquement avant alternance su Macky Sall ku xamoon ci yéen Aminata Touré et pourtant doon na politique ah pourtant mu ngi woon politique mais kan moo ko xamoon li mu doon tey Macky Sall moo ko def intérêt bi Macky Sall gis ci moom la gis ci keneen gis nga il faut itam ñuy ànd ak nit koo xam dafay victimiser wu ñun ñu bëgg koo soppi ab roi fàtte moom li mu ñu def Aminata Touré lépp lu Macky Sall bëggoon a def pour mitital ko ak adversaire am mais en général moo koy joué mais Sénégal yi tax ñu gaaw a fàtte pour bëgg a soppi Aminata Touré parce que def na campagne. da nga jàpp ni mérité wul vague de soutien bi mu am. mais amul sax soutien nag gis nga intervention bu Mansour Diop wala benn professeur bu la poussé ba nga créé benn mouvement ñetti nit doo ko am na créé parti set nit ñi gis nga soutien bi mu am ak néew ci campagne législative bii nga xam ni am na fu mu dem fecci am na fu mu dem kii noonu. xaw a fecci kanam gi. ba noppi après élection yi jigéen ñi am ñenn ñoo xam ni potox ndollu nañu ni nañ ko def président assemblée nationale parce que jigéen ñooñu am nañu base xëy na am na ñu leen di bàyyi xel mais moom en personne mais Sénégalais dañu gaaw a fàtte. Aminata Touré comptable la du début à la fin ci gestion bu président Macky Sall mais attends ñun apprécié wuñu ki ñu fala dem ba léegi ñu ngi dénoncer gestion SAPCO. dem ba léegi ñu ngi am tiitaange ci ne est-ce que li ñuy xaar ci moom comme résultat dana ko joxe mais loolu aussi joxul Aminata Touré pouvoir mu nekk buur ci ni dañ ko sacrifier wala dañ ko éliminer lépp lu mu am tey ak doole ji mu am mais grâce à Macky Sall moo ko def ministre ñaata yoon def ko président conseil économique social et environnemental delloo si waat ko am na lu ñu ko dig ci li ñu am ci ay sources mais pourquoi coûte que coûte dama war a nekk président assemblée nationale bu deful woon campagne keneen def campagne parce que jamono ji ñu koy tànn ñu noppi woon pour jiite liste bi bari woon na ñu tolloog moom poids yem ak moom xam li mu xam Macky Sall choisir ko bu mu jiite liste bi bu neexoon Macky Sall mu choisir keneen mais lan moo tax ñu bëgg a jël nañu xoolal nañu ànd ak moom di victimiser wu ba créé loo ko parti bu demee élection du am benn député. gis nga man seen nguur gi sax dama ci wax daf bariwul parce que ñoom quota mais dama bëgg nit ñi tey PDS a ngi nii amuñu leader amuñu ku leen xeexal bu dul woon ay ñoom Lamine Thiam yi fi nekk nii ay ñoom Woré Sarr ñoom Mame Diarra Fam PDS Sadio Boné ku ko sabab. kan moo tawal Karim Wade ba génn ko fii ci dëkk bi léegi yooyu yëpp ñun bëgg koo fàtte parce que defuñu ko président assemblée nationale waaye Sénégal yi bu ñu Mimi li mu ji la góob il faut ñu bàyyi ànd ak nit ki muy nekk victime. ci yoo xamante ni bii pourquoi moom rek moo war a nekk président assemblée nationale pourquoi te mu nekk ci benn parti boo xam ne ñu gàtt millions yi militants ñu ngi ci nañu bàyyi li ñuy def bu ko mérité dina ko doon bu ci nekkee wërsëgam dana ko doon président Macky Sall li muy tey ni ko woon président assemblée nationale. def laata mandat du jeex ñu monté affaire daaneel ko lan la wàññi après waaye yow gis nga. waaye ñii de Sénégal dañu gaaw a fàtte waaye na wut parti set bala moo xam ni Sénégal yi fàttewuñu 2012 ak léegi ça fait juste 10 ans ñu bëgg a fàtte li fi mi def lépp fii ku fi ñamul dig wala section recherche da nga ko waaye yow ñii kilifa yi li ñu daj ay ministre nga leen di xuqutal ministre di dugg gaal pour traverser Mauritanie nga dogaale ko wàññiwaat ko ministre toog di ndekki ñëw taxañee ko dugal ci wàppalaan foton ko waaye yow bàyyi leen gaaw a fàtte na yéen tamit même li mu ji la góob
Mansour dañuy des ba tey ci jëf yooyu la ñu nemmeeku ca assemblée ndekk micro bi la yoon Pascal Oudiane di ab docteur ci wàllub sociologie moom la mu jàpp mooy ñàkkub yar képp moom la fa nemmeeku kenn ci ñi gën a fës démb ak tey bokk na ci Guy Marius Sagna mi doon yéeg ci table yeeg yenn urne yi naka noonee ñu nemmeeku kon ni universitaire bi di xam leen ni sénégalais yu bari dañuy gis seen bopp ci kile di Guy Marius Sagna te modèle bi nga xamante ni moom la ñuy wane dëppoowul ak société Sénégal ni ñu leen xamee te mën naa yàq itam ndaw yi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci yeneen génération yi docteur Pascal Oudiane ñu déglu ko ci micro Fatimata Diop. lu tiis la wane suñuy jikko parce que ab réew dafa am nu mu war a doxee loolu koy tënk noonu te ñëpp di ci roy am na ñi nga xam ne gisuñu ci seen bopp loolu c'est dafa dangereux depuis 1960 ba tey mënuñu fexe ba génn ci lu firndeel loolu mooy ndóol gi li ngay xalaat mooy lekk tëdd nelaw sa doom yi parfois da nga leen di fàtte xale yooyu nag ñooy màgg nag di seetaan télé di gis ay affaire tekk ci net di roy ay doxalin dem école ba tasef ak ñeneen ñu jox leen ci ay doxalin encore ñu am nag beneen personnalité fi nga xam ne ñoo ko moom suñu demee université ba nag def loolu yu ni mel ñu bëri ñoom université ba nekk ay délégué chef lañu fay nekkee ñoo màgg tey bëri nag am na ñi nga xam ne sax ñoom nekk nañ ay politiciens ba pare dañuy ndamoo sax ne ñoom seen ndaw ba ñuy nekk ndaw ñoom dañu nekkoon ay dirigeants de grève loolu nañ fa ne yoon la loolu du yoon te kenn du wax dara te ñooñu la ñuy fal ku nekk dirigeant de grève ñu ne yow guerrier nga daal ñu fal la donc loolu mooy moo leen wan ni que ñun dañu am problème dañu nekk en crise sociale am na crise politique ñu toll ni dañu nekk ci crise institution nit ñi normalatuñu institution yi. ngoog Mansour cas Guy Marius Sagna itam démb ba tey ñu ngi ciy wax ba ñenn ñi sax di ko tooñ naan na mu doon xeexee ci mbedd bi xëy na loolu la yóbbu assemblée. kees gi mu gàddu mel ni keesu jàkk mais xam nga Guy il est quelqu'un koo xam ni dafa accessible. man tey nii honorable bu séance bi jeexee. dinaa ko man personnellement ni ko bul gàddooti kees. dafa am ay nit yoo xam ni dañu accessible bu ñu juumee parce que am na lu ñu miinul boo leen ko waxee duñ ko defaat Guy ci genre yooyu la bokk. c'est un ami boo xam mën nañ ko recadrer waat. c'est vrai que njuumte la nag li mu def njuumte la kenn du ko daganal urne kenn du ko gàddu mais nit la koo xam ne mën nañ ko jubbanti ci saa su nekk. ni ko lii bu ko def te dootu ko def parce que ku respecté conseil la kuy déglu nit la kuy collaborer la. et puis moo ni moom du député du honorable mais serviteur peuple bi la dafay servir peuple bi nag ñoom ñi nekk ambassadeur peuple bi bu ñu yàqu image peuple bi. donc yomb naa jubbanti yomb naa recadrer Guy moom bon dafa neex quoi mais man jàppewuma ko loo xam ne fitna la boo xamante ni bi ay xeexu ak yooyu donc xëy na sentiment boobu la am mais lu ñu ko mën a génne la moom. lu ñu ko mën a génne la waxtaan ci ak moom pour mu bañ koo defati après on passe quoi c'est vrai que c'est un peu drôle donc mënut a passer inaperçu. loolu moo tax nit ñi bàyyi ci xel mais ku ñu mën a changer la. mu ngoog Mansour ci wàllu koom nag la ñuy wax ak yokkute njëgu ciment bi njëkk yi kon ni ki démb lañ ko daal di xamle ci ab arrêté bu ministre du commerce naka noonee lañ xamle mooy tonne ciment bi 67000 francs lay jar ca usine ba 73000 lay jar kon ci distributeur bi ci détail bi sac bi 3650 lay jar waaye loolee ci diwaanu Dakar képp la ndax ci yeneen yi diwaan yi njëkk yi conseil régionaux de la consommation yi ñoom ñoo ko war a fixé maître Massokhna Kane àdduna ci moom mu ngi ñaaw lu ñàkk waxtaan bi nga xamante ne moom moo dox ci diggante ñi nekk ci secteur bi ak jëwrin bi di nakarlu itam njëkk yu bees yi ñu onu ci ak moom àdduna ci micro Ajaratu Aïcha Gningue. waaw ñun d'accord ci d'abord parce que ministre bi waraguloon jël dogal bi mu jël léegi dafa joxoon rendez-vous nit ñi dans 15 jours ci conseil national bii passe yeneen éléments yooyu mooy cimentiers yi waroon nañ joxe structure des prix waroon nañ seet aussi seen marge bénéficiaire ñaata la waroon nañ seet aussi taxes yi nga xam ne moom la état bi di gàll ciment bi xam ne c'est trop cher parce que environ 25% la conseil régional yi incidence bi am ci njëg bi mooy transport bi donc loolu yëpp ministre bi daf ko waroon xaar ba am élément yooyu bu fekkee ni